Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, une brève introduction sur le programme d'aujourd'hui. Nous avons à cœur de vous présenter la suite de ce que nous avions eu l'honneur de vous servir l'année dernière. Et tout se résume dans la mission du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, une mission au nom de l'islam, une mission de perpétuation, une mission de préservation d'un legs qui émane du premier prophète Adam et qui s'est clos avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a eu à cœur de revivifier ce message puisque après le départ du prophète, il n'y aurait plus d'autres prophètes, mais il y aura des revivificateurs dont la charge sera de faire en sorte que l'islam reste vivace. Sa mission n'outrepasse guère cela. Nous avions donc présenté plusieurs étapes qui commençaient depuis Mbacké Kadior en 1883 et qui a débuté cette mission en 1895. Les tenants et les aboutissants de cette mission, on le sait, c'était simplement de maintenir très haut le flambeau laissé par le vénéré prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et nous allons aujourd'hui vous présenter les étapes suivantes. Nous avions parlé de Mbacké Kadior, nous avons parlé de 1895, quand le cheikh a signé ce contrat avec le prophète pour être le serviteur privilégié de Mohammed, paix et salut sur lui, pour être le continuateur de cette mission, pour être celui de qui on va s'inspirer pour pouvoir mener à bien la seule mission qui incombe aux musulmans, adorer notre Seigneur et notre Seigneur seul. Donc, sans plus tarder cette année-ci, nous allons voir après Mbacké Kadior, après qu'il a signé ce contrat, après Djewol, qu'est-ce qui s'est passé, comment on s'est retrouvé au Gabon, les missions ou bien les étapes qui vont précéder, c'est ce qu'aujourd'hui nous allons vous présenter. Et sans plus tarder, nous allons laisser le prétexte qu'on va choisir, ces échanges, ces dialogues, et qui seront traduits aussi bien en français qu'en anglais. Et à la suite de cette présentation, nous aurons retenu la quintessence de cette mission qui avait été dévolue au vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. So we're going to just sum it up what Mr. Sexton is in French. This is just to tell you that after Mbacké Kadior, we are going to talk about this year, we are going to insist on the travel to Gabon. The travel to Gabon will be the theme of this year. Why did the Sheikh go there? What did he gain there when he come back? This year, we are going to insist all the good things, all the good deeds that the Sheikh has learned from his departure to Gabon and what the God and the Prophet Muhammad has endowed him in order to have this greatest today. Know that today, Gabon will be the theme. Thank you so much. شكرا لك محمد المنصور بهذه الكلمات الطيبة ونريد أن نلخص مسيرة السيق في سنوات الماضية. تحدثنا من بداية العمل من مباكي كاديور إلى أن وصل إلى جيول. في هذه السنة سوف نتحدث بمقل اللقاء بداية من جيول، وهذا الأمر سيكون بمظاهرات وبكلمات يلقيها التلاميذ والتلاميذات. وهذه المظاهرة يكون من بين هذه المظاهرة كلمات وخطب ألقاها بعض خلفاء الشيخ القديم وبعض أتباعه ليكون الأمر واضحا لدينا ونعرف من أين مر الشيخ القديم إلى أن وصل إلى غابون بداية من مباكي كاديور. سوف نمر بهذه المراحل لكي يكون الأمر واضحا في أذهاننا. bismillah kon ni ko sama waxal Lamine Diouf leerale rek tey ren dinañ tàmbalee Louga ginnaaw bi ñu leeralee yi ko jiitoon ba mu leer naññ su ko defee itam diggante bi ñu nar a jël dina feeñ ci béy di nga xam ne waa kuréel gi dinañ ko jàngal tam tàmbalee ay yasaminillahu bismillah.
kuréel bi xasida gi ñu doon jàng Serigne Touba mi ngi ko tënkee inna hibaadi laysa laka alayhim sultaan muy wane ni kon tàmbaleegul dem ci liggéey bi waaye seytaane mënulu ko dara ndax sëñ Mamadou Bassir wax na ni ci Minanul Baaxil Xadim bisu fukki fan ak juróom-ñaar doon bisub àjjuma ci la sëñ bind xasida goo xam ne mi ngi ko tënkee hasbunallahu wa ni'mal wakil mu tàmbalee ci hamid man yaxsimuni mina dara wane ne suñu boroom sange na ko aar na ko ci fànn yépp mu wax ci isaawu sakoor hatuuf ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne ko imshi laa taxsal xaral demal bul ragal dara loolee nag barab yi nga xamante ni jaar na fa moom la tàmbalee ci xasida googu bi ci jëkk mooy jeewal fa la dajeek noon yi ñu jéem ko defal pexe mu ne indi ay ngànnaay ak i noon ak i fas ak i soldaar ba ci ñeneen ñoo xam ni sax bokk ñi ci armée France waaye ay buur lañu ci diggante waalo ak li ko wër dikki ngir jàppale leen amuñu ci moom ndam mu jóge fa dem Louga kokki jóge fa dem Louga googee nag fa la jëlee saxaar dem Ndar gi nga xam ne fa la ñuy dogalee conseil privé bi waral ñu yóbbu ko ci géej gi mu doon barab bi nga xamante ni moo ci topp kon dinaa jox suñu àll liggéey xale yi diggal ñu ci diggante boobu laata ñuy ñëw ci li tàmbalee Louga ba Ndar. Louga nag fa la sëriñ bi duggee saxaar jëm Ndar ba mu fa tollee nag mag ñi wane nañu ngor gu rëy akuk jàmbaar gu mel nan dañoo wax sëriñ bi ne ko dañoo bëgg a dox sa diggeek tubaab yi xareek ñoom ba ñu bàyyi la fi wala ñu faatu ba jeex ñu doon laa mën a yóbbu. waaw ma ne loolu ndax sëriñ bi dana ci ànd. déedéet sëriñ bi moom àndul ca loolu ndax boo déggee la sëriñ Fàddilu Mbàkke radiyallahu anhu wax ne sëriñ bi nekk na fii ci Mbàkke Baari ay nangami weer te fekk ndeke dañu siiwa dem ci tukkib yoonu géej gi rek la bëggoon. mag ñi doon sàkku xare boobu ñoom fan la seen doga tollu woon. sëriñ Mouhamed Lamine Diop Dagana loolu lay misaal ci Irwaa Nadim di wax ne booba fekk na mag ñi seen pas-pas ak seen yitte yegg na ci bu leen sëriñ bi xuusloo woon ci sawara danañu ci xuus bu leen jéggiloo woon géej ñu jéggi ko ba tax na bu leen joxoon ndigal ci tubaab yii dinañu ko bàyyi te dootuñu ko jàpp. Le contenu de cet échange qui vient d'être fait par ces deux fillettes résume l'étape de Louga. Louga, c'est une ville du Sénégal dans l'itinéraire et arrivé à Louga, ce qu'il faut d'abord mettre en évidence, c'est la détermination. C'est le tribut de loyauté dont les grands disciples ont fait preuve puisqu'ils ont décidé de s'en prendre à ces administrateurs coloniaux, de s'en prendre à ces ennemis du Cheikh pour pouvoir pour les empêcher d'amener le Cheikh dans cette mission. Mais on sait que le Cheikh est celui qui déroule plus d'un, puisque la réalité cachée qu'il y avait, c'est que cette mission était une chose à laquelle il était pressé, pour laquelle il piaffait d'impatience, et ses disciples ont fait montre d'une loyauté puisqu'ils avaient décidé de s'en prendre à ces administrateurs coloniaux pour les empêcher d'amener le Cheikh. Mais le secret bien gardé qu'il y avait min al-khadimi ila al-makhdoumi entre le serviteur et celui pour qui il travaille, c'est que c'était une mission qu'il avait signée avec le prophète et il piaffait d'impatience d'aller vers cette mission. Donc il y avait cette partie cachée, ce côté ésotérique, ce côté que beaucoup de gens ne peuvent pas maîtriser, mais en réalité c'est une mission de difficulté, d'exaction, mais le Cheikh en avait besoin puisque lui avait signé un contrat pour avoir des grades auprès de son Seigneur. Ces grades qui se résument au fait d'être le prépercuteur de ce legs laissé par le prophète, puisque la grande interrogation pour l'humanité, c'était après le rappel à Dieu du prophète, puisqu'il n'y aurait plus de prophète, puisqu'il est le Khatim Nabi, Imam Moursaline, il n'y aurait plus d'autres prophètes, de quoi demain sera fait? Quel sera le sort de ceux qui vont venir après le prophète paix et salut sur lui? Qui va prendre en charge la destinée de l'islam? C'était donc un tribut, c'était donc un défi, et il y avait eu beaucoup de candidats, le Cheikh en faisait partie.
Donc la grande mission qu'il avait à faire, c'est de faire en sorte que ce plague laissé par le prophète puisse être perpétué. Et cela, c'était des souffrances, c'était des difficultés, c'était des exactions, et il devait l'assumer seul. C'est le secret bien gardé qu'il y avait entre lui et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il l'a assumé jusqu'au bout. C'est pourquoi, quand ses disciples ont voulu s'interposer entre le cheikh et les ennemis de Dieu, mais le cheikh leur a demandé de garder ce courage de petite guerre, parce que ce courage qu'ils ont, ils en auront besoin pour la grande guerre qui reste, cette guerre contre l'âme charnelle. Donc, voici donc l'étape de Louga qui est une introduction, puisque d'autres étapes vont suivre, mais ce qu'il faut retenir, c'est la loyauté des disciples, c'était l'effort des disciples, c'est cette volonté de s'assumer, mais le cheikh, le secret qu'il y avait, c'est que cette mission était incontournable, était inéluctable. Il l'avait signé avec le prophète, il devait donc continuer cette mission. شكرا محمد منصور. نلخص الكلمات التي سمعناها من المترددين ومن البنتين أيضا. سمعنا من المترددين يقرؤون قصيدة مطلعها أيس من الله عند جاول، وقد قام الشيخ بتأليف هذه القصيدة بآية قرآنية وهي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أخذ كل حرف من الآية وكتب منها بيتا، وهذه القصيدة أيس من الله عند جاول إبليس إذ ناديته بيا ولي. وفي مساء يوم الخميس من هذا العمل قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسي لا تخشى الضرر، وكتب قصيدة مطلعها حمدت من يعصني مني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر. وسمعنا أيضا من البنتين حوارا مهما، وهما تقولان بأن الشيخ من عزمه حينما اتجه إلى لغة، أي لغة مدينة أي مقاطعة قرب سان لوي من المقاطعات السنغالية، واللغة محل اللقاء، أي لقي فيها الشيخ مع المستعمرين، وأخذ من لغة سفينة بحرية أي قطارا للذهاب إلى سان لوي أي عاصمة السنغالية آنذاك. وقال أيضا بأن الكبار من لغة تحسنوا على جهاد مع المستعمرين بسلاح، وقال لهم شيخ القديم لا تفعلوا ذلك إني أجاهد معهم بالعلوم وبالتقى. وهذه هي تلخيص ما سمعنا من المترددين ومن البنتين. jërëjëf kon bala ñoo jàll ci ni mu koy tënk ci anglais dañuy jàllale bi su ko defee suñu Adama Diouf boole ñaar yëpp bismillah. sëriñ bi nag diir ba mu def ca Ndar tubaab bi dina saka nocc ci ay mbiram nduroon na ko sangam bu tedd bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yéefari di fexeel ngir tëj ko wala rey ko wala génne ko. loolu la suñu borom di wax ci alquraanu karim a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wa idh yamkuru bika allaziina kafaruu liyusbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullaahu wallaahu xayrul maakiriin. waaye nag daa fekk suñu borom lam nam moo di ñu génne ko moo tax mu xiir nasaraani ci loolu la ko sabab jaari ca xaakimu Luga di Leclerc mi nga xam ne kilifay tubaab yi nekkoon ci réew mi dañ koo déggaloon lool te mu dogu ci ñu génne ko nanguwul dégg lu dul yóbbu ko sànki ko. ana lan lañu jublu woon ci génne ko. dañoo wax yee dañu koy génne ngir sànki ko ba waa réew mi fàtte am njàngaleem pas-pas bi mu def ci taalibe yi jóge fi ba taalibe gi muy dundal nga xam ne mooy lislaam ju sell ndax ñoom tubaab bi aal gi nekkoon ci taalibe yi moo leen jaaxal. lii la ko tubaab bi waxee ci seeni rapport. Il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. ku gis lii nag tey nga xam ne ñoom tubaab yi doon wax loolu lajj nañu pett nañu. te sëriñ bi samp na drapeau l'islam te dootul laal suuf. takbir takbir takbir. To sum up all in English,
So before talking about this, what the kids have said, we'll talk about the travel of Luga. Because before the Sheikh went to Gabon, he traveled from Dhaka to Luga in order to encounter the hardship of the white colonists. From Luga, despite all the hardship that he encountered there, the disciples said to the Sheikh that let us face the white colonists in order to fight before they take you into exile. If they want to take you into exile, they will kill us first and then take you. But the Sheikh said, no, this mission is my mission. I have to fight them alone, but I won't shed any blood. I want to use any weapon. If not, it is the praise of Allah. After the departure to Luga, the Sheikh was fighting to be among the representative of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet, after the Prophet, there was no Prophet after him. So the Sheikh wanted to be among those representatives of the Prophet. So he had to encounter all those difficulties in order to gain that, being the leader of Islam after the Prophet. So the white colony took him to Luga despite the will of the Talibs, but the Sheikh wanted what he was expecting, what was to happen to him, because he knows that if this happened to him, what he will gain is more important than the fight he is doing. In the end, the result of the fight is what we are having today. You can see that the commemoration of this day are among the consequences. Now the Sheikh is one of the representatives of the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. jërëjëf sëñ Adama muy barab yoo xamante ni tënk nañ ko waxoon nañ ko nag ci ubbi gi tàmbali bi ne ñu ngi doore fi nga xamante ni mooy Louga dégg ngeen xale yi li ñu leeral ci Louga muy wane ne Serigne Touba moom la mu jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkkay Daaru Xudóos sàmmonte na ak moom ndax daf ko waxoon ne ko liggéey bi tuur deret doodu ci maye dara da nga ko yenn yow kenn te da nga ko yóbbu ba mu àgg nga sotti mën a bokk te moo ne ñi nga xamante ni ñoo doon wax di xaacu ngir jaay seen bakkan tubaab bi amul kenn ku fi mës a jaar xare jiital ay ngànnaay te seen pas-pas ci sëriñ bi seen sa bos waxuma la ak seen mbooloo mi toll waaye loolee nag mu sàmmonteeg loolu wax na ni nag bi mu jógee jeewal nga xamante ne mooy mahalu liqaay yaa ayyuha allazina amanu iza laqitumul lazina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar mu janoog ñoom delluwul wanu leen ginnaaw Louga ci topp kokkee ci topp nee na Louga fa la jullee tàkkusaan waaye nee na fa mu taxawoon di jël saxaar gi jëm Louga moom la tuddee mahalu du xooli safinatul barri mooy bi muy tàbbi ci géej gi muy yaa ayyuha allazina amanu iza laqitum fi'atan fasbutu waskuru laha kasiran. jërëjëf. a'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا صدق الله العظيم. comme mel ni mooy maxal bi nga xam ni moo boole ba fi bi tollee Louga ak bam tollee Ndar ak bam tollee Ndakaaru mu mel ni kon ñi nga xam ni ñoo jógoon ngir jàpp ci sëriñ bi seq nañu ak moom la ñuy seq ak moom ngir di nasaka nu ci ak la ñu fas yéene jàpp ci moom waaye sëriñ bi moom la ko suñu borom digal rek fasbutu wazkurullaha kasiiran kon sax ci tudd yàlla suñu borom ak sax ci dëgër ba kenn mënu koo fefeti kenn mënu koo tax a taxaw sax waxuma laa di ko tax a dellu ginnaaw kon loolu bu ñu demee ba ci biir dinañ gis ni sëriñ bi moom pas-pasam ay yitteem jëm sa kanam rek la xam te noonu la doon doxe bismillah. sëriñ bi lu jiitu muy génn réew mi mu nekkee fii ci Ndar tubaab bi jëm nañ ci moom ngir mettital ko ak faat bakkanam
ba yegg ci boole ko gaynde gu ñu xiifal ngir mu lor ko. lañu ca bëggoon ndax am nañ ko. amuñu ko te duñ ko am ba mukk. gaynde googee ba mu songee kenn ca tubaab bi ba def ko la mu ko def ba noppi dafa boof ca kanamu sëriñ ba mel nim xar. ana lu musal sëriñ wi ca gaynde googee. doonul lu dul ñàkk wéeru gi mu ñàkk wéeru ci ku dul yàlla ak yonentam te koo xam ni kii sa ndimbal ci yonent bi la aju gaynde sax bu taseeg yow ci àll nooy nepp fi sa kanam. loolu daal mooy li sëriñ bi di wax ci bayit wi ne wa man takun bi rasulillahi nusratahu in talqawul ustu fi ajaamiha talini. foofee ca Ndar teg nañ fa sëriñ bi loo xam ne moo tax mu wax ci jazaa'u shakurul atuuf ne wala qaytu fi tilkil jazira fi tilkil muddati ma la askuru ta'adduban ma xayri maskurin li wajhi wa bila. ana luy maanaa bi. dafa wax ne dañ na foofee ca Ndar loo xam ne du ko tudd mukk ngir teggi ni muy saamonte diggam ak boroomam. takbir takbir takbir. L'échange que nous venons d'entendre tout de suite résume l'étape qui vient après l'étape de Louga. Cette étape, qu'on pourrait nommer l'étape de Saint-Louis, résume ce qui s'est passé en ce lieu. Le cheikh, après avoir quitté Louga et avoir fait en sorte que ce que les disciples lui proposaient, ce que les grands disciples proposaient, quand il les a convaincus que ce n'était pas l'objet de sa mission, il a été amené à Saint-Louis. Il parle de Saint-Louis évoquant ce qu'il a vécu en ce lieu. On sait que le prophète lui avait enseigné le contenu de ce contrat. C'était de souffrir, c'était d'endurer, c'était d'accepter toutes ces décisions de notre Seigneur et dans la longanimité. Et à Saint-Louis, c'est une étape marquante puisque c'est une étape qui a été caractéristique des exactions qu'il a subies. Même si après le jugement, la déclaration qui avait été faite, c'est de l'interner au Gabon, c'était de le faire sortir jusqu'à ce que ses enseignements soient oubliés au Sénégal. Mais c'était cela la déclaration qu'on fait à la face du monde. Mais en réalité, l'objectif c'était d'attenter à sa vie. L'objectif c'était qu'il ne sorte pas du Sénégal. Pourquoi donc, après avoir jugé quelqu'un, on le met en confrontation avec un lion affamé? Pourquoi donc, après ce jugement, ce qui devait suivre, c'est que la prononciation de la sentence puisse être exécutée? Mais en réalité, à Saint-Louis, lui-même dit qu'il a subi des exactions qu'il ne dira jamais. Il dit qu'il ne va jamais les raconter par égard, par considération pour son Seigneur, parce qu'il sait que c'était les termes du contrat. Il avait signé avec le prophète d'endurer, de subir des exactions, qu'il y ait des épreuves et qu'il va qu'il va subir ces épreuves, qu'il va les endurer. Et c'est ensuite, par la suite, qu'il est allé dans tout cet itinéraire. Donc Saint-Louis est une étape marquante, puisque c'est une étape où on a tenté également d'attenter à sa vie, de le faire disparaître avant même qu'il s'embarque dans le bateau. Il dit que donc, par rapport à son Seigneur, il n'évoquera jamais cela. Il a écrit tout un ouvrage, Jazaou Shakour, qui est son carnet de voyage, mais il fait l'impasse sur beaucoup de détails sur ce qu'il a subi, parce qu'il sait qu'en réalité, si les autres ignorent que c'était un contrat signé avec son prophète, lui, il ne se trompe pas dans ce contrat. Il sait qu'il devait subir, il sait qu'il devait avoir des épreuves, et il devait les endurer pour pouvoir remplacer, pour pouvoir en tout cas étreiner le palme de celui qui va être le perpétuateur de cette mission léguée par le prophète, paix et salut sur lui. Donc Saint-Louis est une étape d'exaction, de souffrance, mais le cheikh a été constant, il a été longanime, il a été stoïque, il a supporté, parce que c'est ça le contrat qu'il devait signer avec le prophète. Shukran. Talqis ma sami'na min at-talamizat wa hiya mahallu Saint-Louis. وهي محل مهم بالنسبة للشيخ في مرحلته الغيبة البحرية. وفي سان لوي كان الأمراء أو كان المستعمرون آنذاك عقدوا جلسة ليدبروا في أمر الشيخ كما كان الكفار يدبرون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدار الأرقم. ويذكرنا القرآن الكريم بهذه الآية موافقا لما فعله الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم فعله المستعمرون مع الشيخ الخديم
wa hiya hadhihi al-aya wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. hadhihi al-aya hiya al-aya allati kanat al-musta'miruna yudabbiruna fi amri shaykh li ikhrajihi wa katabu fi taqaririhim ma dalla ala dhalik wa hiya hadhihi al-kalimat sawfa nukhrijuhu ila Gabon likay yakuna ta'alimuhu matmusha wa mansiya lada atba'ihi wa fi hadhihi al-mahall ay Saint-Louis يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في كل محل من المحلات التي مر بها الشيخ أمره الله سبحانه وتعالى بآية قرآنية. ويذكرنا أيضا البيت المشهور ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تحوري. وفي سيلوي أيضا يقول في جزاء السكور التي كان يدون فيها كل مرحلة مر فيها ولقيت من في تلك الجزيرة ما لا أذكره تأدبا مع الحي القيوم الذي لا أذكره تأدبا. وهذه هي الكلمات التي سمعناها من البنتين أو من التلاميذات. jërëjëf Serigne Mor Diakhaté ci tënk bi nga xamante ni tënk na ko wàllu Louga ak Ndar nag xam ngeen ni bi fa Serigne bi jógee Ndakaaru moo ci topp waaye Ndar li fa xew bari na wax nañu gaynde gi ñu ko boole loon te muy lu wér ci barab boo xamante ni jardin d'essai lañu koy tuddee mu nekk ci quartier bu ñuy wax Soor ñu di ko wax toolu buur ku fa dem gis ko ñu wan la ko. Ndar itam sëñ bi def na fa ab diir ndax wax na ni bi mu xëyee Mbàkke Baari fukki fan ak juróom-ñett ci safar fanaan fa ci yoon wi ak Louga bi mu fa xëyee nee na foofee la nekk di des ci weeru safar yépp weeru rabiu awal wa ci topp di gàmmu ko fa la nekk ba mu des ñaari bis muy guddi alxames gi nga xam ne bisum alxames bi nga xam ne ci la agsi ci Ndakaaru ginnaaw boo xamante ni jóge na fa. Ndar fa la conseil privé xewe woon muy jataay boo xam ne dañoo wax ne dañu fa àtte sëñ bi te du ab tribunal ndax ab avocat du fa teew procureur du fa teew ay àttekat duñ fa teew ay administrateur gouverneur ak ñi muy àndal ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy liggéey ci administration bi ñoo koy def muy loo xam ne France réew yi mu nootoon ci biir doxalin yi mu doon doxal statut colonie yooyu mayoon na administrateur ya fa ne ngir wane ne fonk ñu nit ñu ñuul ñi mbaa ñeneen nit ñi nga xamante ni noot nañ leen ñu def li nga xamante ni mooy lu leen neex ñu àtte ko lu leen soob ñu jëflanteeg ak ñoom loolu moom la ñuy wax ne loolu la ñu tuddee barabu àttekaay boo xam ne ci la suñu borom sabab sëriñ bi génn dem ci géej waaye nag Ndar googu diir ba mu fay am li muy yàgg-yàgg li muy jafe-jafe ak métit yi ak nattu yi ak fexe faat bakkanam taxul mu saalit benn yoon ñi nga xam ni sax ay bokki jullit lañuy jàpp ne fi mu teg diine ak fi mu teg kawe na li mu yóotu ci yàlla suñu boroom teeg na lool ba bu yolomaloon sax wala mu waxtaan am na ruxsa ay yombal ci sharia loolee lépp daf koo jéggi wali sihat bi am nii laa udaahinu musrikan xalilan habiban lillazi karamal janba wane ne du maslaa ak noonu bi yàlla ak lu àddina yàgg-yàgg soo fa demoon tey barab yu bari dem na fa ba keroog nag muy soog a liggéey bi di àgg suñu boroom dogal muy ñëw mu am xasida goo xam ne nag def na ko mu tàmbalee ci asiru mahal abrari hina asiru di xasida guy wane ne gaa yu baax yi la àndal te jeewal la daje woon ak ñoom muy ahlu badrin ak ñu ni mel loolee nag ci la nekk musul di teqalikoo ak ñoom ba keroog ni nga xamante ni suñu borom noonu la dogalee mu génn kon dinañ bàyyi waa kuréel bi ñu diggal ñu ci xasida googu nga xam ne moo xam yoon wi lu ci bari sëriñ bi wan na ko di wane ni moom ragalul fu mu jëm ñeme na fa ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko woon na ko imsi laa tax sa dara waaxul te bu ragal dara. jërëjëf kon ñu jox kuréel gi ñu jàngal ñu xasida asiru ndax dégg nañ sëñ Abdoulaye Mbacke mu wax ni sëriñ bi
bi muy jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir jàkkee Daaru Xudoos ay yitteem bokkoon na ci bokk ci gaa yi nga xam ni ñooy ànd ak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te duñ tàggoog moom mukk muy waa ahlu badrin waaye dégg nga li mu wax ni jeewal fa la ko suñu borom booleeg ñoom musta tàggoo ak ñoom kon ba mu xëyee rek daa am loolu nga xam ne moom moo ko taxoon a jóg waaye loolu lay firndeel ci biir xasida gi ñu jàpp ne dañ koo jàpp fekk moom mi ngi yëg ni mi ngi ànd ak gaa yu baax yi di dox wutali yàlla suñu borom bismillah asiru ma labrari hina asiru wa zanidani hunaka asiru asiru ma labrari hina asiru wa zanidani hunaka asiru asiru ma labrari lillahi bin nabi wa ma li khayri llahi awdu masir yasiru bi al jazb الذي قادني إلى كريم عليه ما أروم يسير شكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نصري وتأييدي وحفظي لدى الغتاب من الواسع الوهاب فهو نسير أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له خديم يمير jërëjëf kon mooy xasida goo xam ni kéemaan gi nga xam ne moom moo ci am ci tolluwaay sëriñ bi yéem na ñëpp ndax ñaari asiru yi nga xam ne moom la jëfandikoo ci baat yi benn bi di fi'lu muy jëf mooy maa ngi dox beneen bi di tuuf mooy ab prisonnier bu ñu jàpp mu ne kon maa ngi dox ànd ak gaa yu baax yi waaye nag ñi xamut jàpp ne man ab prisonnier la boo xam ni dañ maa jàpp waaye ci biir loolu itam li nga xam ne moo lañ mujj ci bayit bi rek di wane ne moom bi muy dox li mu yëg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko jiitu dëkk wan fi muy jaar fan la ndax moo feeñ ci amir yi la raseyri ki nga xam ne mooy sama amir bi may dox nga xam ne moom lay topp ay joxoñam lépp lu mu bëgg ma di ko def ak bu ma toogee nee na mooy sama wasila muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma di ko liggéeyal moom mi nga xam ni moom mooy lu ma am moom moo ko may muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye xool leen loolu bi mu koy bind kon diggante bi mu tollee ak ndar la kon ba muy jël ndar ba egg ndar fa la ko bindee ñu jàpp ko comme mën a doon nga war a yëg tiis war a mën a ñaan lu la ci musal waaye dégg nga ci biir xasida gi ba mu demee ci ñetteelu bayit bi rek lam ci teg mooy lan sukóori bi aqlaami wa qalbi wa jussati li man kaana lii bil judi wa huwa shakuru di wane ne man sama cant goo xam ne dama koy bind cant goo xam ne dama koy wax cant goo xam ne samay cër la aju nee na cant goo yëpp maa ngi ko jagleel ki nga xam ni fii ma toll ak tab gu muy tabee jëm ci man laay yëg muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla suñu borom mi nga xam ne kon moom mooy santaakoon bi kon muy tolluwaay bu yéeme kon ci biir dox bi sëriñ bi wane ne ci li muy dox jëm ci lan la waaye ginnaaw bi ñu ko attee ndar ba noppi ba ni lii la ñuy doxal ci moom sëriñ bi teggiwul tuuma dañu ko teg ndax tuuma dañu ko teg mooy jan tuuma buñ dégloo xasida yaa jublatan dinañ ko ci dégg kon waa kuréel gi dinañu jàngal xasida yaa jublatan sëriñ bi wane ci ni tubaab yi lii lañ ma tuumaal waaye lañ ma tuumaal weddiwu ma ko bismillah yaa jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun yaa jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam
بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وزنان أن المدافع لنا والكل منكم سوقلا ويحاسد وما خالكم حق فإني عبده وقديم عبد الله وهو الحامد وما خالكم إني أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد. jërëjëf liñ déggoon ci kéemaan ci xasida ak asiru day mel ni suñu yëg war nañ ca yëgaat kéemaan gu gën a kawe koo xam ni dañ laa jàpp tuumaal la ñi la tuumaal nga leen wax ni leen li ngeen wax dëgg la te yàlla seere na ko kon mooy ki wane ni moom ragalu fa mu jëm ndax lim njëkk a wane ci bopp xasida gi mooy yaa jumlatan qad sallasoo mooy wane ni lu jiitu ñu koy tuumaal moom sëriñ bi yàlla la njëkk tuumaal di wax ni ñett yàlla am na kon ginnaaw tuumaal nañu yàlla buñ ko tuumaalee du ko jaaxal ci biir loolu itam mu ni ba ngeen may génne li ngeen wax mooy lan ni man da ngeen ni man jaamu yàlla laa da ngeen ni man damay jihaat ci yoonu yàlla waaye nag ngeen yaakaar ni damaa yor ay ngànnaay kenn ku ne ci yéen di ma bañ di ma soxore di ma iñaane waaye li ma leen di xamal mooy li ngeen wax dëgg la mooy wa maqaalukum xaqun li ngeen wax dëgg la li ngeen wax mooy lan fa inni abdu man jaamu yàlla laa waaye itam wa xadimu abdillahi wa huwa alxaamidu jaamu yàlla bi xaamid muy rasulullahi ma mi itam maa ngi koy liggéeyal mu faj liwaat ko wa maqaalukum xaqun mu ni li ngeen wax dëgg la mooy wa maqaalukum inni ujaahidu saadiqun lii ngeen wax ne man damay jihaad dëgg la inni li wajhillaahi jalla ujaahidu waaye maa ngi leen di xamal ne su may jihaad ngir jëm yàlla moo tax may jihaad ma teg ci nag ni leen nag waaye li ngeen réere mbir mooy li ngeen jàpp ni moom laay jihaade ak li may jihaade bokkut man li may jihaade mooy lan xam-xam ak ragal yàlla mooy inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman may liggéeyal sunu borom ginnaaw bi ma nekkee jaamu yàlla waaye sunu borom aji seera la ci li may wax mooy wal muhayminu shaahidu kon sëñ bi moom jéemal a tegal boppam tuuma ndax fa mu jëmoon ñeme na ko xam na ko te moo fa yóbbu boppam sëñ Mansour. Les deux extraits que viennent de nous déclamer les membres du Kuréel Hizbut Tarqiyyah font référence à deux écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Le premier qui commence par Assirou, je marche, et résume son état d'âme, son état d'esprit au moment de partir. Il disait, je marchais en compagnie des vertueux. Eux me prenaient pour leurs prisonniers alors qu'eux-mêmes étaient les prisonniers de Satan le lapidé. Donc c'est la preuve que lui, ce qui est son objectif, c'est de marcher résolument vers la mission pour laquelle il a été choisi. Et l'anecdote raconte qu'il avait demandé à un dignitaire de Saint-Louis de mémoriser les premiers vers de ce poème, El Hadj Ahmadou Ndiaye Mabéye, pour que ce soit la preuve que lui a été constant dans son objectif. Lui a été constant dans la marche qu'il menait vers son Seigneur. Donc Assirou, qui est un poème référence, qui est un poème témoignage, résume l'attitude, l'état d'âme, l'état d'esprit du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, qui n'a jamais tergiversé dans la mission qui lui a été dévolue. Donc, il est important de retenir que dans ce poème, on a la preuve qu'il était parti pour une mission. Nous avons la preuve qu'il était parti pour respecter un contrat qu'il avait signé avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et c'est ce qui lui a valu cette situation-là. Les autres vers qui ont été déclamés font référence également à un deuxième écrit du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, qui commence par Ya Jumlatan.
Et dans cet écrit, dans ce passage, il ressasse les accusations dont il a été l'objet. On l'a accusé de mener la guerre. Il répond que je revendique cette guerre, mais n'oubliez pas que ce n'est pas cette guerre dont vous parlez, puisque cette guerre qui est une petite guerre a été déjà dépassée depuis la bataille de Bède. Depuis que l'on est sorti de cette fameuse bataille, la grande guerre qui restait, c'était la guerre contre son âme charnelle. L'objectif n'était pas de tuer un ennemi en chair et en os. L'objectif, c'était de tuer les ennemis qui sont au sein de chaque musulman. C'est l'âme charnelle, c'est le bas monde, c'est la passion profane, c'est Satan le lapidé. Quand le cheikh cite ses ennemis, il n'outrepasse guère ces 4 aspects-là. Donc la grande guerre qui restait, c'était que l'individu, que le musulman fasse l'effort de tuer les ennemis qui sont en lui, mais de ne pas tuer un ennemi qui est en face de lui, parce que quand on chasse le naturel, il revient au galop. On a beau tuer des ennemis, ils repoussent comme des champignons, mais l'effort qui reste, c'était un effort personnel sur soi pour tuer les ennemis qui sont en lui. Et pour cela, on n'a pas besoin de compagnie. C'est pourquoi quand on lui a autorisé d'être accompagné par 10 personnes, il a décliné cette offre. Il disait, je pars de Dieu, je serai accompagné par Dieu et je me dirige vers Dieu. C'est un combat individuel, c'est un combat contre mon âme charnelle, je n'ai pas besoin de compagnie. Et ce combat, il l'a mené jusqu'au bout et il a revendiqué ses accusations. Il leur disait, je suis un esclave de Dieu. Il leur disait, je suis un serviteur du prophète. Il leur disait, je mène la guerre, mais les armes que j'utilise, ce ne sont pas des kalachnikovs, ce ne sont pas des bazookas, ce sont les armes les plus prodigieuses, les armes les plus efficaces, et ces armes, c'est la crainte révérentielle, c'est également le savoir. Ce savoir que le Véné Cheikh Mountakha a l'objectif de faire vivre ici à Touba. Donc, voilà un homme de Dieu qui est parti seul, qui a mené le combat seul, qui a eu la victoire seul, qui est revenu seul. Et mieux que César, il aurait pu dire, Veni, Vidi, Vici, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. So to sum up in 2 words what my colleagues have said in English, so I'll start with the departure of St. Louis. The aim of the colonists at that time when they took the Sheikh to St. Louis, the aim was to kill him only before the departure to St. Louis. They wanted to eliminate the Sheikh. At St. Louis, they locked him with a fierce lion, a very dangerous lion. But the lion was like a mouse before the Sheikh. The lion could not do anything against the Sheikh. And the Sheikh suffered a lot at St. Louis, but he said, what I encountered, I do not tell it, because what is coming is better. When the Sheikh knew that this sufferings is to happen to him, because he is expecting something, the Prophet told him that you would suffer. They would put you into sufferings. But as he told the Prophet, my life does not belong to me. If my life is saved, whatever is they do against me, I will bear it. I will bear it because the Prophet, peace and blessing upon him, so I can bear everything if my life is not taken. And the price to win was, your life won't be taken, your life will be saved, but you are to suffer. So after St. Louis, they did not know that the Prophet, the Sheikh was accompanied with other people that they could not see, but the Sheikh could see them. And they asked him to go with other people they could see. But the Sheikh told them, no, in my mission, I don't know anybody to accompany me. I will be alone, I will fight alone, and I know that in my loneliness, I won't fail. Despite my loneliness, I won't fail this battle, because the Prophet already told him. And the Sheikh keep on being with the colonists. People thought that the Sheikh Ahmad Bamba, when I said the Sheikh, I mean Sheikh Ahmad Bamba, was the prisoner. No, he was not a prisoner of the white man, because whatever happened, he knew that this would happen. In the end, the Sheikh said, the final decision that you have taken,
I will accept it, though I know it's not the truth. You said that I am fighting. Yes, I am fighting. And the battle I'm doing, I'm the servant. You said that I'm the servant of the God. Yes, I am. I do not deny this. I am a servant of the Prophet and of Allah subhanahu wa ta'ala. And nothing can prevent me from accepting that. Do whatever you want, but I bear that I will continue, I will keep on being a servant of the Prophet, peace and blessing be upon him. Thank you. jërëjëf sëriñ Adama ginnaaw bi ñu tënkalee li nga xam ne moo xew ci Ndar nag xam ngeen ne benn ci barab yi gën a dégtu moo ci topp muy Ndakaaru nag li fa xew bari na muy ñaari guddi yoo xam ne seen métit ak seen tartar jéggi na dayoo waaye Serigne Touba ci njàmbaaram ak ngorom ak la mu waxante woon ak suñu boroom ak lu ñu ma mën a yen bu ko ruugi àttane sama jom dékk na ko jéggi na ko ginnaaw Ndakaaru it mu des yoonu géej gi nga xamante ni barab yu bari jaar na fa diggante Conakry bu Grand Bassam Dahomey ba ngay yegg fi nga xamante ni mooy Libreville waaye ba tey rek mi ngi ci yaa ayyuhal lazina amanu iza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha kasiran njàngum alxuraan mu tar ak tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko booleel ak xeeti jaamu yàlla yu bari ni ki koor ak julli terewul lu jafe-jafe yi toll ak nu ñu mën a mel dékku na ko kon dinañu bàyyi xale yi ñëwal ñu ci yi nga xamante ni moo xew Ndakaaru mu doon loo xam ne li yoon wi bari ak li muy sori dégg nañu sëriñ bi wax fa loo xam ne ci Ndakaaru rek la ko wax kon doy na firnde ci taru natt yi nga xamante ni dékku na ko. bismillah. bi tubaab bi diisoo ci mbiri sëriñ bi ba àtte ne dañ koy sànki ci lañ ko yóbbu Ndakaaru ci saxaar gi mu àgg fa ngoonuk alxamis ànd ak koor ànd ak coonab tukki ñu dalal ko ci barab ba muy waaja dog ñu jële ko fa. bismillah. sinon nañ defar ñaareel micro bi. bismillah. bi tubaab bi diisoo ci mbiri sëriñ bi ba àtte ne dañ koy sànki ci lañ ko yóbbu Ndakaaru ci saxaar gi mu àgg fa ngoonuk alxamis ànd ak koor ànd ak coonab tukki ñu dalal ko ci barab ba muy waaja dog ñu jële ko fa. ba ñu ko fa jëlee fu ñu ko yóbbu. fañ ko yóbbu dey tiis na lool te borom xol bu woyof sax mënu koo dékku. foofu fan la. dañ koo tàbbal ci néeg bu xat boo xam ne sëgg julli sax mënee su ko fa boolee xet gu naqari xet gu bon lañ fa def ngir faat ko muy gaz boo xam ne nooyi taxu koo jóg yemuñu ca ay ràbbaki paaka lañ samp ca suuf ngir ku fa dugg loru ñu tëj ko fa tey yaakaar ni lañ bëggoon sotti na. ci pexe yu ñaaw yi ndax sëriñ bi mucc na ca. waaw sëriñ bi mucc na ci ba sunu borom du musal képp ku ko yaakaar ci barkeem. ana nan la ca muccee. dafa jàng suratul baqara jàng fa suratu ali imran ak niñ toll ci guddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaatalal ko néeg ba musal ko lépp li tiis. néeg boobee metti na tiis na te ku ko fàttaliku sa xol ju. waaw loolu tax sëriñ bi di wax naan isa zakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa tathbita taarat ila al jihad bil armaahi nafsi walakin zabba anni al maahi. dëgg la bu ma fàttalikoo guddi googee ak njiital tubaab yi xel dem ci jihaad. lu mu ca teg. dafa wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi aji far bàkkaar moo ko fekk ba jëlu ngànnaay ngir jihaad ak ñoom. loolee nag tey naqar wu ci ab taalibe amoon war naa jeex tàkk ndax ka ñu doon tàbbal ci néeg bu xat boobee jublu woon ko fitnaal kookee lañu fay ziyaar ay sëtam tey ak i taalibeem ngir teral leen. dolli ci néeg bu xat boobee tey jii soppi ko na pàkk bu rëy
juróom benn hectare ak genn wàll ñu defal ko fa jàkka ju rëy ci lim bu ëpp 20 milliards ci ñàkku taalibeem yi nga xam ne yaakaaruñ ku dul moom. takbir takbir takbir. شكرا. سوف نلخص الأبيات التي سمعناها بداية من القصيدة التي مطلعها أثير مع الأبرار حين أسير وزن العدا أني هناك أسير. وهذه الأبيات ربما لا يحتاج إلى بيان أو توضيح لأنه واضح وضوح الحمر. مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لغير الله عود مسير. يثير بي الجذب الذي قادني إلى كريم عليه ما أروم يثير. شكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود وهو شكور. نسوري وتأييدي وحفظي لدى العدا من الواسع الوهاب فهو النسير. أميري لدى ثيري ومكثي وثيلتي خديما له وهو القديم يمير. هذه الأبيات قالها شيخ حينما بدأ الرحلة البحرية في سيلوي. وقال أيضا من القصائد التي كتبها الشيخ وهي وتهاجم فيها النصارى قائلا لكم بأنكم قلتم إني أجاهد هذا حق. وهذه القصيدة إن دل على فإنما يدل على شجاعتها. يا جملة قد ثلثوا بضلالهم من لم يكن له ولد أو والد. أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد. وظننتم أن المدافع عندنا والكل منكم ذو خلا ويحاسد. ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامد. ومقالكم إني أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد. إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد. هذه الأبيات يدل على شجاعة الشيخ وعلى تمسكه بدين النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجاهد ولكن جهاده بالعلم وبالدين. وسمعنا أيضا من البنتين مقال دكار سمعنا منهن إحداهن قالت وصل الشيخ إلى دكار مساء يوم الخميس وكان صائما. وحينما وصل إلى دكار قد حان وقت الفطور وظنه أنه يذهبون به إلى مكان ليقوم بإفطار صومه ولكن حصل ما حصل. ماذا حصل؟ لقد أدخلوه في غرفة ضيقة ومكث في تلك الغرفة ليلة كاملة وقرأ سورتي البقرة وآل عمران. وهذا يذكرنا الأبيات التي قالها في دكار إذا ذكرت ذلك المبيت وذلك الأمير والتثبيت تارت إلى الجهات بالأرماح نفسي ولكن زب عن الماح. وهذا يدل على أنه لا يجاهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جاهد بالعلوم وبالتقى. وقد جزاه الله سبحانه وتعالى بهذه الغرفة الضيقة ب6 هكتار ونصف وبنوا فيها مسجدا كبيرا من أكبر المساجد في غرب إفريقيا وخاصة في عاصمة السنغال. Nous revenons donc aux échanges qui ont été faits par les deux fillettes et qui portent sur la dernière étape au Sénégal avant de s'embarquer pour le Gabon. C'est l'étape de Dakar. Dakar est une étape également où on pourrait parler du paroxysme dans le cynisme, puisqu'il a enduré des souffrances à n'en plus finir dans l'étape de Dakar. Il est arrivé à un moment où il était à jeun, et au moment de rompre le jeûne, on l'a introduit dans une cellule. Et cette cellule, la description fait froid dans le dos. Une cellule hérissée de pointe, où le plancher est hérissé de pointe. Une cellule où on a introduit une odeur nauséabonde. Les recherches s'accordent pour dire que c'est du gaz qui a été injecté dans cette cellule. Pourquoi donc cela? Parce que simplement, on sait qu'il faut remonter au verdict de ce qui a été ce simulacre de prophète
où on avait dit simplement il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que les agissements ou bien ce qu'il fait comme enseignement puisse être oublié au Sénégal. C'est la première fois qu'on entend un jugement, une sentence qui ne fait pas de précision temporelle. Pas 1 an ni 2 ans. On avait vu une sentence qui n'était pas centrée sur celui qui était condamné, mais sur les autres. L'objectif c'était que les autres l'oublient. L'objectif c'était que les autres, son enseignement n'ait plus d'effet, mais c'était pas pour que le prisonnier revienne à de meilleurs sentiments. Pour dire que ça c'était la partie visible, mais en réalité, l'objectif n'a pas changé. Ils n'ont pas dérogé dans l'objectif, c'était de l'éliminer purement et simplement. C'est pourquoi on l'a introduit dans une cage à Lyon. C'est pourquoi on l'a introduit dans une cellule, on y a injecté du gaz, on l'a hérissé de pointe pour simplement l'éliminer, mais l'objectif ce n'était pas de le laisser partir au Gabon. Donc il a échappé à cela simplement par la constance. Il a convoqué celui sur qui il s'est toujours appuyé, celui qui était son slogan quand il disait « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Très tôt, il avait montré qu'il se cramponne à Dieu et à Dieu seul, qu'il va faire sa force dans l'appui sur son Seigneur et dans une volonté d'être à cheval sur les préceptes de l'islam. Et c'est ce qu'il a fait à Dakar. Dakar donc est une étape où il a subi des exactions, des coups tordus, des souffrances, mais il a été constant dans sa posture. Il a convoqué son Seigneur, il a prononcé le nom de Dieu, il a récité le Coran et notre Seigneur, dans sa miséricorde, est intervenu pour lui élargir cette cellule. C'est très transcendant, mais c'est la réalité qu'il a vécue à Dakar. Et finalement, Dakar a été une étape marquante puisque le cheikh a encore eu la visite de celui qui le fait courir, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui lui avait dit « N'aie crainte, n'aie pas peur, je suis devant toi, je serai ton éclaireur, je vais te guider dans cette mission ». Et à Dakar également, c'est très transcendant, c'est ce qui s'est passé. Lui, dans son évocation, il faut bien voir que dans Jazaou Chakour, il parle de ses exactions, mais il en parle avec un euphémisme qui montre sa sérénité. Il dit que c'est une chambre dans laquelle on n'introduit pas celui à qui on veut du bien. Mais il ne s'étale pas sur les détails parce que la réalité, c'est que c'était un contrat entre lui avec son Seigneur. C'était la partie cachée de l'iceberg, c'était le transcendant, mais c'était la vérité. La réalité, c'est que c'était un contrat qu'il devait honorer et c'est pourquoi sa posture restera la même. C'est pourquoi à Dakar également, il a souffert, il a eu des exactions, mais il est resté le même. Et c'est ce qu'il va poursuivre jusqu'au Gabon, jusqu'à son retour, qui sera très marquante puisque le cheikh n'a pas demandé à s'échapper. Il n'y a pas eu de remise de peine, il n'y a pas eu d'amnistie, il n'a pas demandé à partir, mais ce sont eux qui l'ont amené, ce sont eux qui l'ont fait revenir. Takbir! Takbir! So after St. Louis, we come back to tell you what happened in Dakar. In Dakar, despite all the hardship that the Sheikh Ahmad Bamba encountered in St. Louis, they took him back in Dakar in order to eliminate him for him forever. But they couldn't. He arrived in Dakar a Thursday and locked him in a room. Before locking him in the room, he was about to finish his fasting because it was in a fasting month. But the Sheikh, when he was about to finish his fasting, they locked him in that room. And he said, in that room, you are not going to look in that room somebody you would like to survive. Meaning that that room was not bearable for a simple human being. But despite all this, the Sheikh survived. He survived because the Prophet, peace and blessing upon him, appeared to him in that room and widened the room, but people couldn't see that. And that room was not a wide room. It was a very small room, full of stinks. They put everything that a simple human being can survive with, because their aim was to eliminate him. And in that room, which was a tiny room, which was in Dakar, if you go in Dakar today, you can see that there is a house of Sheikh Ahmad Bamba, meaning God has reared him that room into a house.
And from that house, you can have also in Dakar a mosque, the greatest in West Africa. You can see that from that room, the tiny room that he was in, God has rewarded him with a mosque in Dakar. You can see that. And in that room, what the Sheikh did was this. He was just reciting the Quran. He said he was reciting the Quran to worship Allah only. And in the worship, he was reciting precisely the Surah of Baqarah. Meaning that Sheikh Ahmadu Bamba his concern was only worshiping Allah. He said to them, the colonists, that you want to stop my mission. My mission is to fight for the internationalisation of Islam. And I won't stop for that. L'autre symbolisme de cette victoire, c'est que là où on a essayé de le faire souffrir, aujourd'hui, la marque qui caractérise cette victoire éclatante de notre Seigneur, ces 3 jours d'exaction qu'il a subi à Dakar, c'est en ce lieu que notre Seigneur a choisi de lui implanter une mosquée resplendissante qui est un point de convergence aujourd'hui et qui a été un moment fort dans toute la Oumma, dans tout le Sénégal, et il ne saurait en être autrement puisque on l'a appelé de tous les noms les plus élogieux, mais lui, on peut dans une grande unanimité dire qu'il est Fakhruddin wal Watan. Il est la fierté de la religion, mais il est également la fierté du pays. C'est pourquoi là où on l'a fait souffrir, notre Seigneur a implanté, comme pour dire que ce qu'il a fait est une chose revendiquée par Dieu, c'est une chose qui a été agréée par Dieu. Aujourd'hui, en ce lieu, trône une mosquée qui fait la fierté de toute la Oumma islamique. C'est la preuve que sa victoire a été éclatante. Bismillah, c'est Nalou. jërëjëf mu mel ne tey yéene yi ñu amoon moom mooy mottali li tàmbalee Louga ba yegg ci Ndakaaru mu mel ne nag kon diggante xamee ni ñetti at a ngi nii ñuy jël yoonu géej gi mënut a jeex ndagat jotaay bi li muy yaatu du doy ren kon dinañ yam ci Ndakaaru su ko defee ñaari tuutànk yi dañuy indil ay kàddu Sëriñ Abdou Lahad Mbacké waa kuréel gi jàngal ñu ay bayit ci xasida ak Anzani gi nga xam ni sëriñ bi wane na ci ay barab yoo xam ne tolloon na ci géej gi ak fu ci nekk lam fa tënk bismillah. Sëriñ Tuuba giirug lu mu ànd ak tubaab yi yëpp fitna yi metti lañ ko daan teg diglu leen ni ko Sëriñ Abdou Lahad Mbacké waxee ba ñu ko yóbboo soo xamante ne bis boobee dellu si na danañ ko landal fa mu ne woon yóbbu ko faneen fitna jañ ko tegoon lu fitna ja metti metti bis boobee bu dellusee daañu sa dolli fitna ju ko fàttaloo jot jëmm ja juróom yaari at nag bi mu matee ci la ko suñ borom wane nag ne ko sab liggéey àgg na li nga dige woon def nga ko te kat jaarale nañ ko ci ay barab yoo xam ne yonent bi def ne ko xawma lu ma lay dimbalee lu weesu luy bëgg a dikk rek naa la ko yëgal bu ma na la nee nanga ma ngi ñëw nag noppi naas nan la kat suñ borom fayee ba liggéey ba sutee xam ngeen mbaaxug yàlla akuk mayam ak ñàkk a jeexalum dara dal ji koy xamal nag ne ko li la taxoon a jóg moom waxaalee su ko mayis na ko ba noppi waaye itam nag li fi dale ba ba àddina di tukki bis bi dikkatee ci àddina na la wóor naa la dolli pay goo tooy ne gii ñu la fay taxoon laa jóg mu topp loolu du ko defanteeg moom ba bi mu ñëwee njaareem nag mu door a wool nit ñi ne leen daal li ma yàlla defal sama cantu bopp mënu koo jot bëgg naa nag képp koo xam ne sama sa mbég nga dima ko santale yàlla ci saabu la bis bi fekkatee ci kaw suuf takbir kon ginnaaw foofu la ñuy tënke ñu jox waa kuréel gi ñu jàng ay bayit ci xasida ak Anzani ngir ñu tëje ko fànn googu nga xam ne ko moom mooy li jiitu woon أهل خدمتي لدى كناكري للمصطفى معي بلا مناكري
أغلست خدمتي لدى كناكرين للمصطفى معي بلا مناكرين هرب مني قبل في كرم مسار مبارسي ولسواه بسام ملكني المالك عند داومي ما غتباني عند تساومي نباني النافع في البرولي بما به يهبطني كل ولي إلى النبي وجهت عند بافلي قبل بما به أنا رمفلي waaw koy jëf waa kuréelu xasida bi ci bayit yooyu ñu tënkal muy lenn ci bayit yoo xam ne sëriñ bee ko bind ci xasida gi mu tënkee a'uuzu billahi mina sheytaani rajim di ci leeral taxawaayam ci yoonu géej gi te muy barab yoo xam ne moo ko tuddal boppam muy li nga xam ne moom la ñu tànn tey ci fi ñu toll kon nag ñuy sant ñëpp di leen gërëm ci teewlu gi xam ne jot nañoo barkeelu ci lenn rek ci ay barab waaye cant gi tey ñun buñ koy def mbég lañ koy àndal ak di ko fàttaliku waaye bu ñu seetee borom mi nga xam ne moo ko doon liggéey tey ba ñu mën koo nettali nii ay jafe-jafe la woon ay tiis la woon waaye tey ñun ñëpp ñu ngi ci mbégte mi muy dëppoog la sëñ Abdou waxoon ne fitna moom la ci am solo yanu na ko ba cant gi rek moo ci des